mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadimou Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 mille francs ñetteel ba 5 millions fukk ak juróom-ñaari candidat yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 mille francs CFA C3S mi ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place 9 heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. Ndoka nag dëkk la boo xam ne dëkku cosaan la 1915 la Serigne Modou Moustapha laaj Sidi Ndiaye nekkoon chef de province ca Maki Koulibantang ñu jëlee ko fa def ko chef de canton indi ko Kayal mu remplacer fi siin bu ñuy wax Ñoxor Diop mu jël Sidi Ndaw indi ko fii ci frontière u Sine Saloum ak Bawal pour mu protéger moomeelu Bawal ba Sine Saloum du ci dugg ba mu wàccee ci dëkk bii góor gu ñuy wax Sanjour Seen la fi fekk mu dalal ko góor gu ñuy wax Madoune Fari Diop dëkk fële ci penku dëkk bi ak ku ñuy wax Amad Ndaw Jaalaal ñooñu la fi fekkoon ñu nekk fi 1915 di daan seen doole di dunde seenu ñax di muñ di rootaani fu ne ñu dem fa ba 1938 administration coloniale ñëw may leen teen. su ngeen ñëwee fii ci Ndoka defe naa lii moom ñëpp a ko gis am nañ fi benn toolu 2 hectares buñ clôturé ndox mi ngi si biir ñi ngi commencé seen maraîchage loolu gis nañ ko boo demee Ndoyen ñi ngi fa clôturé benn ferme agricole ña ngi ko clôturé benn ferme d'élevage mi ngi Ndoyen am na Touba Mbul buñ fa war a démarrer nii pour def ko am na benn Seew Touré benn pompe monté nañ ko fa pour maraîchage ci suñu lëkkaloo nag ak coopération Activa si lañ mën a defee loolu lépp te suñu yéene ak mébét mi ci suñu collaboration ak coopération Activa dëkk yooyu ñu cité yëpp benn bu ci ne suñu programme fas nañ yéene defar fa benn installé fa benn toolu maraîchage installé fa benn ferme de l'élevage incha allah ñu góorgóorlu fexe ba suñu collaboration ak coopération Activa gën a dem ca kanam ñu ñaanal coopération Activa bu baax nag moom itam mi ngi ñaanal mairie de Tarragona ci seen collaboration. di lancer appel gouvernement bi ñu gën ñoo jàppale ci programme bi ñuy def ndax ci développement lañ yëngu te ci seen wàll la ñuy bay di ko jaarale ci monsieur le maire Mansour Niang comme moo fi teewal état ñu koy lancer appel pour mu gën a jàpp ci lii ñuy def ndax ci liggéeyam lañ nekk kon nañu gën a jàppale te xam ne lii mooy développement surtout zone bi ñu nekk agriculture élevage ñu ñëw ne nañ jéem a développer côté boobu ci agriculture bi traditionnelle gerte dugub mboq mi ñu daan bay ñu ne nañ ko gën a améliorer gën koo yaatal après ñu rax ci mbayum noor moo tax ñu indi benn tool fii ci Ndoka pour jeunes yi nga xam ne dañ doon def bu ñu bayee nawet bi pare dañuy toog wala boog ñu dem feneen di fa wuti ji liggéey ñu mën a des fii ci dëkk bi pour mën fee gis seen bopp loolu daal mooy importance bi fexe ba daal emploi am ci gox bi jeunes yi fiy taxawaalu ñëpp am ci luñ jàpp ba kenn dootu wuti dara comme li ñuy wax Barça wala Barsaq yooyu yëpp mën a jeex ci tund bi. comme projet bi jóge na Espagne ñëw installé ci commune Touba Mboul tan dëkk bi nga xam ne mooy Ndoka installé fii lii du sagu waa Ndoka donc sagu commune Touba Mboul yëpp la
waa Ndoka yéen sa suñ leen ko installé de pour ñu installé leen foofu ngeen bàyyi fi barbar bi wala ngeen bàyyi fi teen bi muy wol noonu liggéey moo tax mu installé leen ko kon dañoo war a liggéey te yaakaar naa ne ku doon mbéyum nawet rek boole woo ci mbéyum noor ba yàlla dogal nga am loo béy noor yaakaar naa ne boole nawet ak noor di ko béy yaakaar naa sa développement war naa mën a nekk gon ci kaw loolu nañ gën a góorgóorlu bu baax ci waa commune bi yëpp laa koy wax nag parce que installation bi nekk na biir Ndoka waaye du waa Ndoka dong ñoo ko moom jeunesse yi nga xam ne ñoo ne ci Touba Mboul dong ñëpp ñoo ko moom. projet bi nag moom ñun kontaan nañ ci bu baax gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax ci barke Seydina Mouhamadou ndaw yi nag nan takk ko góorgóorlu to liggéey te xam ne projet bi yàgg nañ koo bëgg ko amuñu ko kon nag ñoo ngi sant si monsieur le maire kee man zone ñaan ndax lépp ak moom kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. wal qalami wa ma mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 mille francs ñetteel ba 5 millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 mille francs CFA C3S mi ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place 9 heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. أنت بنعمة ربك بمجنون